ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ci suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag vidéo suivi la maanaam topp yenn ci dossiers yoo xam ne jotoon nañ ko fi traité muy jeunes yi ñuy arnaqué di leen gëmloo ni mën ngeen doon ay millionnaire ak investissement ci wàllum pétrole ak yeneen i domaine ñaariñ ci mujjoon traité mooy Petronpay ak Road One. Souvent critiques yi ëpp yi ñuy recevoir mooy da ngeen di aborder ay mbir mais du ngeen ci reveniraat wax ñu fi ñu ci toll. daañu ci gën a bàyyi xel waaye li ëpp ci li waral loolu mooy vidéo yi nga xam ne ay artu la woon maanaam di avertir ay doomi aadama ci benn mbir ñu ñuy saagaak di ñu wax lu nekk ñooñu noonu doon dal sa kaw bu ñu wëlbatikoo ba ndogal fekk leen ci du ñu bëgg di def li wolof naan fekk ab néew bu tëdd nga koy dompat donte ñu bari seen dëgër bopp moo leen ko yóbbee ndax avertiroon nga leen mais daf ci am ay victimes yoo xam ne ñoom comprendre ñu woon dañ leen nax donc nekkaat ci mel ni ku leen di kokkali dafay xaw a dis ci ñoom. déjà ñaar ci arnaque yooyu noonu ñu jotoon abordé muy Road One ak Petronpay daanu nañ lii faaw ñu xamal ko jeunes yi nga xamante nii ñoo ngi am yéene wala ñoo ngi leen di jéem a influencer ngir dugal leen ci biir li leen di xamal mooy ñi leen ci jéem a dugal ñëpp mooy ñi jotoon dugal seen xaalis daal di koy ñàkk ñoom ñuy wutaat ñeneen ñoo xamante nii daañu leen mën a naxaat ngir récupérer liñ ci dugaloon ñooñu duñu mës a d'accord ni système d'arnaque bi dafa daanu parce que dañoo bëgg a récupérer lañ ñàkk te ci yow lañ ko bëgg a dabu ñooñu ba tey bàyyiwuñu lii bokk na ci li tax ñu gën ci revenir ngir leeral genre arnaque yi buy daanu nu muy mel ak ñi ci nekkoon ñu leen doon woy ay leader naka la ñuy def pour continuer di naxaat ñeneen parce que lànk nañu bañ a wuti métier tàmm nañ bëgg lu yomb mais nag di ko wékk ci ñàkk seen yeneeni moromi doomi réew ñii tànk arrêté wuñu ñun duñu taay ci ubbi bëtu ñi nga xamante nii li leen yóbbaale dafa yomb. dañ leen di woon d'abord bu gars yi di créer genre arnaque yi fan la ñuy tàmbalee. dañuy jël exemple Road One bi nga xam ne mooy benn ci système d'arnaque yi gën a organisé wu ñoom dañuy envoyer représentant ci dëkk Afrique yëpp Europe ak États-Unis moom boolewuñ ci dëkku asiatique yi ñemewuñ ko fa def ndax ay loi yu diis lañ fa teg ba képp ku ñu jàpp ngay def pyramide de Ponzi dañ lay tëj. ñun nag Afrique la ñu jàppee seeni dof parce que fii tamit ñu ci bari dañoo lànk bañ a yeewu rax ci dolli ku nekk yaa ngi wut nooy jéem a dóoree sa morom ñoo ngi fàttaliku bi ñu defoon vidéo ci Road One benn mbokk ne woon na moom li ko métti mooy ci genre arnaque yi say moromi sénégalais ñoo lay jéem a dóor kon ñoom ñi nekk ci kaw suñu réew yi mooy seen àjjana ndax dañ naan dëkku ñu yeewul yaa ngi nii dëkku dóorkat yi defuñu ay nawle. fii Sénégal Road One mi ngi fi envoyé woon benn waay bu ñu naan Henri Drancourt mais pour wàll ni gars yi amee ay pexe waa ji dafa dem loger ci benn ci quartier yi gën a populaire ci capitale bi muy Grand Dakar pour attirer jeunes yi ci mbir yi mais pour gagner confiance su sénégalais yi. dafa takk ab sénégalaise buñ naan Germaine Faye tàmbali nag di collaborer ak ay doomi réew mi ñooñu di indi yeneen sénégalais yu ñu war a dóor maanaam affaire yi pyramide la dafa am ay dóorkat yu nekk ci kaw di dóor ñeneen ñi nekk ci suuf ñooñu itam nekk ci suuf di wut ñeneen ñu mën a dóor pour comprendre loolu lépp defoon nañ ci benn vidéo bu yaatoo yaatu di expliquer naka la système d'arnaque bi di fonctionner ba ñoom waa Road One tàmbali di xataraayu. mu dugg ci entreprise bu incroyable boo xamante ne c'est tellement favorable ci réew mu mel ni Sénégal entreprise bu ñëw pour dimbale ndaw Sénégal mu sukkandiku ci entreprise boobu noonu pour dénigrer ko pour yàq deram ba tax na mu tudd Road One nga xamante ne mooy entreprise bi nga xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi ci adduna bi yaa ngi jéemee fexe noo ci intégré ngir lan am sa indépendance financière ngir lan mën a xam ne tu peux être entrepreneur de soi-même doxal say mbir te kenn du la sonal à travers sa téléphone rek mu indi ay wax yoo xamante ne yu tegul fenn la. ndeysaan booy bii moo jëloon ay risque naan dafay tontu te yàlla xamoon na ni moom taxuñu woon jóg ñu mel ni moom la ñu bëggoon dimbali gaaw leen génne ci mbir yi nga xamante ni jëmul kër du loo xam ne ab ndaw mënees na ci sukkandiku ngir defar avenir am ndax au début dañ lay mosal ngay jàpp confiance ndànk-ndànk bàyyi sa jàng bàyyi sa métier ñu naa la indil ñeneen ngir yokk say bénéfice doon millionnaire koo gis ne ko kaay bokk nga xëy bés lépp nërmeelu moom ndeysaan bi Road One daanoo dafa mujj tëj chaîne YouTube am mais internet moom loo xaas ba dugal dootul dañ mi ngi ci ay serveur ñu stocké abadan daay man dootul supprimé wu mais liy waral ni Road One dafa nërmeelu gars yi daw nañ ak xaalisu ndeysaan futur millionnaires yi cay génte sa laaw mboolem ñu doon def ay vidéo doon influencer jeunes sénégalais yi ngir ñu dugg ci mbir yi bàyyi nañ defatuñu benn vidéo di wax lu jëm ci Road One ñi ci des mooy ñiy jéem a récupérer lañ ci dugaloon. société bii ñuy wax Road One benn entreprise internationale la boo xam ni deful marketing de réseau marketing d'affiliation lay def mooy maanaam société bi ay produits digitaux lay jaay
donc fan yi maa ngi dégg ay rumeurs ci concernant cette merveilleuse compagnie. maa xadi moom moo ma expliqué woon Code One mu ma déggoon ci ay millions yu bari donc je me suis dit que pourquoi pas. kii ci ñi leen doon promouvoir la bokk muy wuyoo ci turu Ndeye War mais ñu gën koo xam ci turu madame Cissokho ndaw su doy waar daañu ñëw après ci kaam ndax moom dafay nekk ci benn système dara nag dugal ci ñu bari bari làmmiñ bee neex nag macha allah foo jaar mu dóor la bu nekkee ci benn système ba mu daanu mu daw demaat ci beneen boobee itam nërmeeluwaat mu duggaat ci beneen ati ci leaderu Code One yi la bokkoon dugal ci ñu bari tey boo ko woowee di ko wax waxi Code One du la sax li jënti am na keneen ku ñu naan Lambert Kouassi ñëwoon na sax Sénégal organiser ndaje bu rëy a rëy nga gis suñu jeunes yi mel ni ñu amul xel di xalaat topp leen cay caaxaan képp. Qui sommes-nous? Code One d'où ça? Quelle ville? Vous êtes les meilleurs. Code One! Ouais, oui! Bon, levez-vous maintenant un peu. Levez-vous. gannaaw lii lañ defoon vidéo ci ñoom ne leen yoon bi ngeen jël baaxul booy daal di jël vidéo bi traduire ko envoyé ko Lambert Kouassi mu tontu woon ñu lii 2 jours après. Une entreprise du nom de Code One, qui est comme un arbre qui porte beaucoup de bons fruits. Et vous savez, quand vous portez de bons fruits, vous allez souffrir dans la main des enfants. Tout le monde va venir vous lapider. Parce que vous portez quoi? De bons fruits. Vous entendrez des vidéos sur Code One en anglais. Vous entendrez en Wolof. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est en train d'impacter le monde entier. Elle se nomme Code One. nee na Code One mi ngi mel ne garab bu fees dell ki meññeenteef comme ku boot bukki nag xañ mbaw la mu ne yoon la kon am ñu def vidéo ci làkk yu baree bari ba ci wolof ngir yàq der lii la waa ji ñëwoon Sénégal ñu naan ko Lambert Kouassi tontu woon en juin 2020 jamono yi yëpp tontuwuñu woon liñ naan tere mu të bàyyil mu gis ndax lu dul dëgg du yàgg waxoon nañ la ñuy wax indi ay preuve ku gëm baax na ku dëgër bopp demal li ci kanam raw li bët quelques mois lañ ci teg business bi tàmbali nërmeelu boo yi dugaloon seen xaalis waroon yeewu ñoo wëlbatiku di dal ci kawam moom Lambert Kouassi dellu ginnaaw waxaat lii ci Code One déglu leen. Donc s'il vous plaît, gardez vos injures pour vous. Les faux jugements du genre si Lambert Kouassi parle comme ça, c'est que certainement il est en train de faire autre chose. Je vous informe que c'est parce que je diversifiais à l'époque que j'ai découvert Code One. Si je n'étais pas quelqu'un qui diversifiait, je n'allais jamais découvrir Code One. Première réponse. Deuxième réponse que je vous donne, c'est que si je devrais vivre de Code One, c'est que depuis décembre qu'aujourd'hui, moi et mes enfants n'ont pas mangé. Nous n'allons pas pouvoir payer notre maison, ni payer la scolarité de nos enfants. Depuis décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis cette date, je n'ai pas encore reçu de retrait. Mes retraits n'ont pas été validés. Le 3 avril 2021 bi weesu la defoon live bii bu njëkk dafa daan wax di filmer boppam di wax ak assurance ci Code One mais bi affaire yi tàmbalee doy waar vocal la ko def moo tax mbiri caaxaan baaxul mu ne moom Lambert Kouassi mooy wax bu yaakaaroon dong ci Code One moom ak njabootam duñu lekk ay doomam duñu dem école boole ci duñu mënati sax fay seen location ndax depuis décembre 2020 mënul fayeeku lu toll ci juróomi weer lii mooy système de Ponzi bi leen doon wax au début dañ lay mosal tuuti ngay dundee yaakaar di jàpp confiance mais bés bi ñu lay mbas boo amul mental bu dëgër surtout bu fekkoon ni da ngaa dugaloon xaalis bu bëree bëri boo sàgganee da ngay dof bu fekkoon ni nag da ngaa leb xaalis prison mën na la cee fekk beneen booy bi doon jël ay risque ne yéeyaay moom moo ñuy tontu te yàlla xamoon na ni ñun dañ ko bëggoon dimbali moom ak yeneen i moromam dafa mujj tëj chaîne YouTube am effacé moom itam mboolem vidéo yu mu defoon ci Code One ñun ñi nga xam ni nag doon nañu saaga jamono jooju ñoo ngi fi ba tey kon caaxaan baaxul. beneen femme bi leen doon wax sànq ñu naan ko madame Cissokho dafa bàyyi Code One dem Petronpay nee naa leen moom dafay nekk ci benn système dara nag ba mu daanu mu dawaat dem ci beneen xam naa bu nekkoon ab politicien ku mën a transhumé lay doon. Aliou oui ça va bien waaw bu lay gale nga di xalaat yi lu mu wax que ne business yooyu affaire arnaque la ak yooyu ah c'est bon léegi man gis nga dans la vie boo ci nekkee toujours dama koy faral di wax ni bàyyi ma ak nit li ñu wutalee mooy di xalaat donc de ce fait que ni nit ki ñëw di la wan preuve ak nit ki ñëw nga xam ne xamul li muy wax tegu ko fenn ñoom ñaar dañuy am benn différence ñoom kenn du leen comparer d'accord léegi ki
ñëw ni la lii nga nekk nii arnaque la donc j'aurais aimé à ce que nga laaj ko ndax moom dañ ko arnaqué dala naan déedéet dugg ci sax bañ koy arnaqué. lii mooy gannaaw bu ñu defee woon taxaw seetlu ci PetronPay Dame bi defoon benn vidéo mel ni kuy wax téléphone te yàlla xam ne ni waxut ak kenn teg xel la ñun dañ ko sax mujj fan ndax façon bi muy naxee jaam yi ak facilité ni mu yombee def ñu yéem. li ñuy leeral foofu mooy souvent boo defee vidéo ci ay Crowd One ak PetronPay li ñu lay tontu mooy comme que ñoom du ñu am ay argument est-ce que Xalaat TV gis na ku ñu arnaqué wala moom dañ ko arnaqué ñun duñu xaar ba ñu arnaqué ay doomi aadama ñuy soog a wax ndax dootul amati sens. moment bi ñuy nax jeunes yi di leen mosal ndànk-ndànk ñuy jàpp confiance di dugal ñeneen moment boobu noonu la ñuy artu ne leen fii ngeen jëm baaxul donte moment yooyu nag du yomb jeunes yi dégg la moo tax dañuy nangu ñu saagañu dañuy xaar ñu wax ñu lu nekk mais dañuy def suñu devoir au moins dinañ empêcher ñeneen ñu bañ a dugal seen xaalis ndax du yàgg lépp dafay leer. la preuve ak ndaw si dem Crowd One la woon affaire yi doxatul mu daw dem ci PetronPay ñu dawalaat quelques mois PetronPay comme Crowd One changer règlement yi soppi payoor yi mbir yi nekk ci tànk nërmeeluwaat ndeke waa ji ñu jëloon ne moom moo créé PetronPay muy Johnny Grant benn figurant la woon ab comédien la ñu jël buy interpréter ay rôle mettre ko en avant ne ko melal ni yow yaa créé business bi di def ay vidéo régulièrement di ko publier Instagram pour may confiance doomi aadama yi waa ji dafa doon jouer benn rôle ñu koy fay ba business bi tàmbalee daanu dafa tëj ndànk compte Instagram am ani madame Sissoko bi ci dugaloon ñu baree bari boobu la gëj a waxati ci PetronPay ñu bari buñ ko ciy laaj dootu leen tontu léegi mi ngi ci beneen système d'arnaque bu bees duñu ko tudd di leen defal promo. li tax nag mbir yu mel ni duñu metti mooy ñun africains yi tubaab bi daf ñu noot pendant des siècles ay téeméeraat jamono esclavage ñu def ñu ay jaam esclavage jeex ñu ñëw ci colonisation tamit duré lu ëpp 100 ans téeméeraat tubaab bi ñëw suñu dëkk di ñu dicter seeni loi ñu tourner page boobu noonu maanaam léegi kenn du la forcer fooy dem kenn du la forcer benn idéologie maanaam lii ngay gëm par force kenn mënatul tënk sa xel rax ci dooli tey la information gën a yomb da ngay nekk Sénégal xam li xew ci yeneen dëkk te doo déplacé wu mais teewul tubaab baa ngi ñuy jàppee ba tey ay golo ñenn ñuy topp seen ginnaaw mel ni ay jaam ñuy wëy di naxaat suñu doomi réew xam naa suñu maam yi ku leen yeewoon ne leen yenn mentalité africain yi fi la tollu ba tey duñ ko gëm ndax tey la àdduna gën a ubbeeku tey la gëstu gën a yomb tey nga mën a toog Sénégal voyager fu la neex ci monde bi ak benn outil bu ndaw bu naan smartphone bañ na ko ba anglophone yi dañ ne smartphone téléphone intelligent xarala bu muus boo xamante nii boo amul xel sax mu xalaatal la doxal la waxal la boole ci sax di la xibaar mais teewul ba tey africain yi moom ñu ngi koy nax en complicité ak ñan ay moromi africain yoo xam ni mën nañ leen méngaleeg suñu maam yi doon jaay seeni morom nit ku ñuul ngir ay pacotille ay objets yu ñàkk solo ñoo xam ne ñoo doon yoole suñuy jàmbaar di leen tayle ngir tubaab bi mën leen boom ñooñu tayle seeni sët ànd ak yeneen saay-saay ñuy dugg suñu réew di dóor yeneen jeunes yoo xam ni amaana naïveté moo leen jàpp li ñu leen di xamal mooy ay millions yombewul noonu baatu xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti taxawul même boo ko mënee sax xoolal sa diggante ak suñu borom xoolal àq bi nga nar a ameel ñi ngay lori ëllëg nañ ci bàyyi xel te def attention ci arnaqueur yi nga xam ne ñoo ngi ne xuus suñu réew ndax ay dof la ñu jàppee teguñu ay nit kon yéen ñu ñoo ko war a bañal suñu bopp. kon tax solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.